ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه الخلصان ما تعاقب الملوان وكرر الجديدان. Téléspectateurs yi seetaan LCS la chaîne sénégalaise, seen émission Daaru Arqam tey ñëwaat dalit ay borom xam-xam yoo xamante ni seen xam-xam dana màcc ci li ñuy waxtaanee muy li nga xamante ni jafe-jafe la ci njiit yi ñu koy wax leadership, ban problème la am ak itam li nga xamante ni mooy diine lan la wax ci njiit ak ban jàngat lañu ci defal. moo tax tey ñu dara ñi nga xamante ni seen xam-xam wàll na ci màcc na ci wàll wi. ku ci mel ni professeur Pape Makhtar Kébé di borom xam-xam di islamologue, ñëpp xam taxawaayam tabarakallah ci wàllu diine, ak ki nga xamante ni mooy son excellence Cheikh Sadibou Fall nekkoon ancien ministre de l'intérieur, nekkoon aussi ambassadeur. sama chroniqueur Habib Seye laay bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu ma doog invité yi nga xamante ne ñooy suñuy invité. Habib, asalaamaaleykum. waaleykum salaam Oustaz, ma nuyu la nuyu téléspectateurs yi seetaan la chaîne sénégalaise. tey Oustaz comme ni nga ko waxee ñu nar a waxtaan ci problème bi nga xam ne leadership am na ko fii suñu réew di Sénégal, muy problème yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci at yu ñu génn yëpp mu bari lool moo xam ci wàllu politique la moo xam ci diine, mu mel ni daal wàllu leadership problème bu sérieux la fii di Sénégal. jërëjëf professeur, asalaamaaleykum. waaleykum salaam Cheikh Mamour. maa ngi lay nuyu di nuyu son excellence Seynabou Sadibou, di nuyu sa chroniqueur beeg mbokk téléspectateurs yi nuy seetaan, di leen ndokkeel ci weer wi nga xam ne dugg nañ ci, di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba lépp lu ci nekk ci xéewal ñu màng ko. jërëjëf son excellence, asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Oustaz maa ngi lay nuyu di nuyu sama naataangoo yi toog fii di leen ci professeur Kébé, di nuyu sa téléspectateurs yëpp. comme ni mu ko waxee rek ñu dugg ci weer woo xam ni weer wu tedd la, muy weeru sharu Ramadan, di ñaan yàlla pour jullit ñëpp fi nekk ci biir Sénégal ak jullit yi nekk ci àddina bi yëpp ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. yàlla tuur xéewal yu bare ci suñu réew, tuur ko ci àddina bi yëpp. kon nag di rafetlu tamit invitation bii ngi ñu invité tey ñu mën a toog waxtaan ci sujet yi nga xam ne moom ngeen taamu tey pour ñu wax ci. incha allah jërëjëf son excellence, jërëjëf professeur. comme ni ngeen ko waxee kooru jàmm la ñu ñaanal Sénégal di ki ñaanal mbokki jot yëpp incha allah rabbi jeextal émission bi dinañ ci wax. son excellence, sama question bu njëkk yow laa koy jox. Sénégal jamono ñu toll dafa yëngatu ci ay kilifa yor responsabilité boo xam ni nanguwuñu partagé ko, nanguwuñu ko joxe. ñu jàpp benn ci li nga xamante ni moo am PDS nga xamante ni jamono yëpp ci la ñuy wax, kenn ku bokkoon ci yéen bokk ci yéen yëkkati kàddu ne li fi nekkoon ay jamono gis nañ ne jot nañu yeesal ñu ne ko kenn du ko fi yeesal, lan moo ko waral? waaw xam nga àddina moom noonu lay doxe. parti politique ci boppam association la rek à but politique boo xam ne bii la loi de 1901 moo ko régir. donc ay nit yu dajaloo yoo xam ne bii bokk xalaat, bokk gis-gis, bokk aussi jëm-jëm, yaakaar ni war a def ay propositions sénégalais yi pour maanaam ñu dénk leen li nga xam ne bii moom la ñuy wax pouvoir. boo xoolee histoire du Sénégal ak parti politique bi mu constaté même en Afrique boo xoolee nu mu demee en général parti politique yi koy jiite ñëpp ay leaders charismatiques la ñu woon. boo gisee buñ ko commencé ci maanaam pour commencer rek ci indépendance UPS PS après ba évolution am ñu créé PDS ak yeneen parti yi fi rek ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko créé woon maanaam presque parti yi
dafa mel ne terrain boobu moom rek mu nekk sa titre foncier. donc ñoom ñoo xeex parce que du loolu lu yomb ñi nga xam ne dañuy xeex ba arraché ci colonisation ñi nga xam ne bii muy PDS yeneen parti d'opposition yi nga xam ne muy ñëw ak PA yeeg yeneen parti yi ci nekk yëpp ku ci nekk da nga ñëw nekk ci échiquier politique bi mais boo ko seetloo ba seetlu ci parti ci gën a mag ñi nga xam ne ñoo ko créé muy Senghor muy Abdou Diouf dafa parti dafa mel na ñoom ñoo ko moomoon parce que boo ko seetee normalement parti politique bu waree fonctionner cotisation militant yi ñoo koy war a fonctionner loo mais parti politique yi fi nekk en général leader yi nga xam ne ñoo ko créé presque ñoo koy fonctionner donc dafa mel na dañu am droit de propriété ci parti ba nga xam ne bii maanaam ñoom ñooy sees yi ñoo ko moom ñoom moom nu mu tuddati charte yi ñoo koy tëral ba nga xam ne bii booy dugg ci parti bi c'est presque contrat d'adhésion lay nekk da nga ñëw fekk yëpp ñu pare rek teg ko da ngay d'accord dugg ci biir boo d'accord nga génn ci biti loolu moo tax ba mu nekk maanaam ay leadership yoo xam ne bii depuis le début dafa nekk loo xam ne bii lu naqadee dindi la mais jamono day dox jamono dana dox ba si àgg ay idée aussi comme parti yoo xam ne dañ ne ay parti démocratie la ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir daañu revendiquer ay fonctionnement boo xam ne fonctionnement démocratique la moo tax li nga wax li nekk ci PDS fi mu nekk nii du maanaam sax affaire contesté leadership bu Ablaye Wade bi nga xam ne bii moom mooy secrétaire général national parti bi créé depuis le congrès de 1974 parce que ñi ci nekk ñëpp ñu ci bëri ay doomam la ñi ay sëtam lañu ñoo cheminé moo ak moom ba maanaam egsi fii léegi nag bi ñu maanaam ñëwee ba jël pouvoir bi c'était l'an 2000 perte pouvoir bi en 2012 parti bi di vivre benn situation boo xam ne bii parti bu subir loolu mu subir il faut maanaam ay secousses yu mel noonu am ci parce que effectivement ñu bare ñu nekk si biir ñu dem ba xalaat ni nag léegi jot na pour ñoom tamit comme ay ndaw la ñu woon màgg ci kii bi ñu mën a revendiquer un certain leadership c'est-à-dire ni ñi nga xam ne bi ñoo fi nekkoon démb ak ki nga xam ne bi moom lañ jëkkoon parti bi jot na ñu tekk de côté pour maanaam ñoom ndaw yi ñu mën a jël pouvoir bi ci parti bi doxalee nu ñu doxalee mais lépp loo gis rek dafay jaar ci yoon xëy na revendication boobu revendication légitime la parce que parti bu nekk bu demee ba ci maanaam bu demee ba ci jimbi jamono war nañu xoolaat structure yi ñun def suñu bilan ci li nga xam ne bii noonu lañ doxalee parti bi def ay proposition mais lépp loo gis dafa war a jaar ci cadre boo xam ne bii dafa war a méngoo ak statut parti bi ak règlement intérieur du parti bi règlement intérieur parti bi dafa wax ni changement bu war a am ci parti bi ci biir parti bi la war a jógee c'est-à-dire dafa war a jaar ci congrès wala mu jaar ci loo xam ne bii instance yoo xam ne bii ñoom ñooy décider ci anam yu mel noonu mais ñi nga xam ne bii moom la ñuy wax les frondeurs man du ma leen tuddee frondeur parce que ay militants lañu quelque part oui parce que li ñuy revendiquer du lu kenn bañ ci biir parti bi renouveler les instances du parti changer le discours du parti def bilan bi nga xam ne bii moo tax ba ñu jot pouvoir bi peut-être que en presque 10 ans loolu yëpp yoon la mais lépp loo gisee dañ koy tëral ci anam yoo xam ne bii moo méngoo ak sartu parti bi ak règlement intérieur parti bi. jërëjëf son excellence dinañ ci ñëwaat ci kanam professeur bu ñu gisee li nga xamante ni moom la son excellence wax njiit ñi nga xamante ni ñoo ngànk li nga xamante ni mooy parti ba ci sa état bi est-ce que jàppoon dafa am lu mu manqué avant ñuy yor responsabilité yi moo waral lu ñu yor rek def ko moomel. waaw jàpp naa ne njiit yi ci réew mi lañu jóge ci sénégalais lañ jóge donc li manqué ci sénégalais yi mooy li manqué ci ñoom. parce que du ñu jëlee ay njiit Chine du ñu ko jëlee Arabie Saoudite du ñu ko jëlee France. donc njiit yu ñuy am ñooy sénégalais yi. donc manquement yi am ci sénégalais yi bien sûr day am ci ñoom mais ci ñoom la gën grave parce que ñoom dañu yaakaar ci ñoom mag moo tax ñu teg leen ci kanam def leen njiit te njiit dafa am solo ndax ñaare nu njiit mi mel mën na am possibilité ñi nekk ci gannaawam ñu ci bari mu yóbbu leen ci melokaanam moowu bu ñu dëgërul moo tax ci diine dafa fonk njiit bëgg ñu di ko tànn yi li ci ëpp solo bokk na ci critères yi
critères yoo xam ne yi mu ngi aju ci matu jikko loolu xëjul ci mënuma ko détailler donc yeneen critères yi critère u xam-xam la compétence dañuy wax compétence yeneen critères yi ci des nag mooy nit ñu doy loo la nit ñee koy tànn mel na njiit rek yenn njiit rek la nit ñi amul sañ-sañu tànn ko muy yonente ko yàlla koy tànnal boppam mais leneen lu ci des ku jiite nit ñi mais nit ñee leen di tànn ñun problème bi ñu am fii nag ci Sénégal mooy dañu dugg ci démocratie bi nga xam ne conception occidentale la ba pare yóbbu ci ñun suñuy melokaanu bopp loolu mënoon na baax buñ ci yóbbee suñuy melokaanu bopp mais suñu melokaanu bopp yooyu ñu adapté ko ci biir cadre boobu mais dañu ci yóbbuwaale suñu ay défaut yooyu dinaa la ko limal ci du sax ci politique rek c'est-à-dire sénégalais bu demee ba yëg ne boppam génn na tuuti rek day bëgg lu mu moomal boppam yilif ko di ko doxal suñu dëkk yi ni mu créé woo booy seet genn wàll lu baree bari ci dëkk yi da ngay dégg ñu ne kër diw saate nangam kër alxaali kër diw kër ma jaxate et cetera boo ko dee seet même pour nga développer sax suñu dëkk yi c'est tellement compliqué parce que ñetti nit ko am ñetti njaboot am ñaar fukki nit yu ne sa nga dem créer sa dëkk ku am ñeenti ñu la topp nga dem créer sa kuréel loolu moo ñëw ci ba nga xam ne léegi pour nga am sax mbooloo moo xam ne mii muy dox ci ay normes la day jafe taar yooyu ñu am nag ñun ci suñu éducation mais moo reflété wu ci suñu parti politique yi moo reflété wu ci suñu kilifteefu diine yi moo reflété wu ci dama lay jox benn anecdote dafa am ay genn kilifa diine goo xam ne gi dafa tukki dem ci benn réew toog ak kilifa diine ni moom boo xam ne bi day représenté kuréel ci biir waxtaan wi ñu laaj ko nan lañu koy tànn moom mais bu ne kenn du ko tànn parce que moo ko sës daal c'est-à-dire ki ne woon ci kër gi jóge na fi nekk mag rek alors moom mooy toog directement kooku xamal que ne pourtant man mii benn collège mooy daje tànn ma parce que fekk na am na ay critères yu ma dajale donc li am tey fii mooy suñu parti politique yi loolu moo wàll ci ñoom ku dem ba am kilifteefu parti politique da ngay jàpp ne parti bi yaa ko moom yaa moom nit ñi yaa leen di doxal donc charte bu leer boo xam ne bii nit ñi dinañ ci mën a dox ba am ay mécanismes yu leen permettre parti boo xam ne boo ci bokkee du wax sa xalaat waaw mën nga sax wax sa xalaat mais du am conséquence ci liy xew mën nga wax sa xalaat mais sa xalaat boobu du am conséquence ci soppi loo xam ne lii bëgg nga mu soppeeku parce que kilifteef ga dafa am yu ko nangul yoo xam ne yi ci démocratie yu mag yi duñ ko nangoo noonu boo demee changé njiit ci démocratie yu mag yi mais am na ay mécanismes yu leer yoo xam ne dafay jaar bu jógee ku bëgg a tabbu ku mu doy nit ñi jox la ko mais fii xare lay doon pour nga woote rek congrès jàpp naa ne man dégg naa ne da ngeen dem congrès mais xaw ma nu ngeen demee congrès xare lay doon pour nga woote congrès pour nit ñi daje na ñun ko diw doy nañu dañ ko tànn loolu moo feeñ ci parti yu bëree bëri mënoon naa la ci lim fukki parti yoo xam ne kenn ku ci ne yaa ngi ci situation boobu loolu nag suñu éducation la ñun sénégalais yi ñoo nanguwul li nit ñu bokk kenn ku ci ne ñu jox la sa cër nga affirmer li nga mën a def jërëjëf professeur bañ ñëwaat ci kanam sama chroniqueur bi tamit waaw ci son excellence laa njëkkee su ma déggee li mu wax day mel ne parti ku am xaalis rek créer sa parti bopp daal di koy moom mu mel ne bu jamono soppee ko xale yi am xam-xam bi mag ñi am xaalis bi ñu am mooy waral xeex bi commencé xale yi bëgg occuper place yi mag yi occupé woon gis nañ ko ci AFP ak Moustapha Niasse Malick Gakou gis ko PDS ak Abdoulaye Wade ak Mamadou Diagne Fada Tanor Dieng ak Khalifa Sall ñu ngi koy wax mel ne loolu lépp son excellence lan moo koy waral mooy li ñu wax léegi rek moo di ñi nga xam ne bi ñooy créer parti bi ñoom ñoo non seulement d'abord ñoo jël initiative création parti bi mais ensuite parti bi fonctionnement yëpp ci ñoom la dépendre c'est-à-dire comme ni ma la ko waxee siège bi seen siège la
chaise yi ñoo ko ñooy financer parti bi ci lépp. donc leadership bi mi ngi dépendre ci xaalis ak ci am kàttan. loolu la mais xam nga démocratie day dox. te ñun buñ ko xoolee ba xool nous sommes une jeune démocratie parce que démocratie Sénégal yàggul trop bien que Sénégal ci pays yi nga xam ne ci gën a avancé la en matière démocratique. la preuve def nañ fi ñaari alternance yoo xam ne bii peuple bi moo jóg décidé tànn njiitam parce que bi fi Abdou Diouf di jógee bi fi temps bi fi nekkee ci parti socialiste. booba temps daan dañ fa gis ay score moom la ñu daan wax les scores soviétiques de 99,9%. booba temps Sénégal yi mën nañu wax ni sax duñu éli parce que ñu bari daaw ñu wote ñuy dox di dox ba ci ñëw période Abdou Diouf moom tamit même chose mais bi ñu demee ba commencé def première alternance peuple bi exprimé wu ba tànn seen njiit ñu defaat une deuxième alternance en 2012 ñi nga xam ne bii ñoo fi nekkoon muy nguuru PDS. peuple bi exprimé wu jëli leen fi wane na ni démocratie day dox te noonu muy doxee aujourd'hui suñu système électoral au niveau du peuple moo tax man souvent damay wax ni les peuples sont en avance sur les politiques tu vois loolu moo war a nekk ñu transposer ko ci fonctionnement parti politique yi mais loo gis rek day dox parce que doo yeewu suba rek fekk li fi nekkoon rek nga ñëw mi ngi mel na borom kër bu nekk kër nga ñëw bu ko yeewu suba ni yow yaay nekk borom kër simple sànni fale il faut mu am maanaam maslaa ci biir di doxalan ba egg foofu mu am nag ñoo xam ne bii moom la ñu wax les derniers des moyens moo xam ne bii c'est des personnalités politiques très fortes yoo xam ne bii ñoo yore woon seen parti comme mi ngi mel na tey parti socialiste bi Tanor succédé Abdou Diouf wala parti démocratique sénégalais wala AFP tey AFP boo gisee Moustapha Niasse mooy doxal lépp lu ko neex moo fay am lu ko neexul dafa am idem pour PDS idem pour parti socialiste dafa neex Tanor moo fi am boo bëggul ñu écarté la loolu nag mi ngi commencé changer mais boo gisee ci biir parti yëpp il faut mu am masla il faut mu am parce que yeewu suba aussi doo mel na comme ni tubaab di wax rek dugg un éléphant dans un magasin de porcelaine ay waxante la parce que pour jël exemple PDS dafa nekk ci moment historique boo xam ne bii dañuy perte pouvoir bi léegi dans 2 ans ñu war a demaat ci ay élections diggante élections yooyu nga xam ni parti politique ni mu fragile nga bëgg fi def ay renouvellement souvent day créer problème daañu ma reprocher peut-être ni xëy na loolu souvent dañ koy différer mais ci échéance électorale yi nga xam ne ñoo jël en 2017 bu ñu fa bëggee def renouvellement ak Sénégalais ni ñu xale yi ci affaire politique dana yàq lu bare ci parti bi. moo tax refusé wuñu jeunes yi nga xam ne bii dañu wax ni war na am renouvellement war na am même renouvellement de génération ñun leen nañu xaarandi parce que loolu la Ablaye Wade wax il a été très clair dama leen di jàppale ci moment historique bii ñu nekk pour ñu dem ba élection 2017. mais bu élection 2017 jotee ba ma installé waat sama parti ci pouvoir bi li nga xam ne bii mooy yéeneem maanaam ma bàyyi leen na ngeen bàyyi ma dem ubbi si def samay mémoire bind samay livre ngeen xam lu ngay dox boobu dana fekk ma dëgëral parti bi jox ko moyen de financement yoo xam ne bi dana ko autonomiser du jëggaani feneen te nous sommes dans un pays pauvre militants yi amuñu maanaam ressources yoo xam ne dañ leen permettre ñuy cotiser parce que ci ne am nga problème yooyu régler sa kër mais bu parti bi amee ay moyens de financement yoo xam ne bii dana ko mën a fonctionner loolu sans pour autant mu sonal militants yi wala mu koy jëgaani feneen pour garder sa propre personnalité politique bu boobaa ma bàyyi leen ci discussion boobu la ñu nekkoon alors discussion boobu ñu ñëwaat ci kaddu non dama ma eggale ci 2 minutes rek discussion boobu nag moo indi problème bii ñuy wax tey dinaa leen ko leeral bu sa kanamee buñ ci ñëwee pour wax leen ne leen ñun processus démocratique dañ ko gëm te dañ koy doxal mais lépp loo gis ci yoon lay jaar. Amatar balaa am yow balaa ma koy fàtte dafa wax ju am solo tëjee ko wax ci biir parti politique yi bu fekkee ni ki moom borom parti bi moom parteem di ci buum di ci bummi nga wax sa xalaat te ñu gis ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax bu mbir mësaan ñëw umakaan ko yaa ko wax wala yàlla ko wax mu ne ko yàlla ko wax mu ne ko nañ ko jëfe bu ne ko maa ko wax mu ne ko nañ ci waxtaan nit ne ci biir parti ne war nañu def nangam ndax jar na jëlal kaamil diw daf la jox xaalis demal ci télé bi nga war ndax jar na ko. waaw c'est-à-dire man détail PDS bi nii sax bëgguma ci dugg. dama bëgg rek wax ci ay principes yoo xam ne yi yu yaatu la. waaw jëfin bi. principe yu yaatu yi. mooy ñuy bokk kuréel. dañu ci am sañ-sañ. principe yu mag yi nga xam ne mooy principe yi nga xam ne yu l'islam ya mooy principe réew mi mooy ñu bokk kuréel ñoo ci yem sañ-sañ. kenn ku ne cër ba nga cee am sa góorgóorlu moo la koy jox ñu war la jox liberté bu toll ni nga joxe sa xalaat Omar ibn Khattab yaa ma ci dugal moo nekkoon njiitu jullit ñi ñëw taxaw ni dafa bëgg
génne benn loi boo xam ne bi dafa war a wàññi booba constaté na ne nit ñi ñu ngi ëppal ci joxe can yi mu ne dafa bëgg génne benn loi boo xam ne bi mooy limité can yi bi mu waxee ba pare benn jigéen moo tàllal loxoom ca gannaaw ni ko li ngay wax nii ci lan la tegu ndax yow yaa ngi jël di xañ jigéen ñi loo xam ne lii borom bi moo leen ko joxoon borom bi moo waxoon ne wa aataytumu ihdaahunna qintaara c'est-à-dire qintaar bu ñu ko waxee mooy li gën a bari ci alal million bu ñu ko joxoon sax yeyoon na ko yow ci lan nga ko teg pour wàññi ko Omar ibn Khattab xam nga lan lay wax asaabatil mar'a wa axtaa Omar mu ne jigéen ci de wax na dëgg Omar moo juum kooku humilité ci kilifteef moo lay may loolu mais ñun suñu kilifa yi nit ñi ñoo leen def ñu foog ne mën nañu lépp xam nañu lépp te loolu nit ñi ñoo ko def ci ñoom sax meluñu noonu am na fi kilifa yoo xam ne ñi leen topp dañu foog ne ñoom bu kilifa googu daanoo ñu daanu ànd ak moom te fekk kilifa googu day daanu ñoom ñu continuer seen dund la kilifa gi man nañ ko parce que compétence yi dajale ci kilifa gi moo dajale ci ñoom mais ñun donc ñoo def de sorte ko bi nit ki bu nu ko tegee ci benn station mu jiite nu fexe ba nu ko yànnu gën te fekk gënunu bu ko defee nag lu ko neex mu def lu ko neex wax day mujj sax day fàtte ne ay nawleem la àndal léegi njabootam sax ñoo nu gën léegi xajam bi ci kër gi sax moo ñu gën muusam sax moo ñu gën loolu ñun Sénégalais yi ñoo ko liggéey ci kuréel yi nga xam ne moom la ñu ne du ci kuréelu politique kese de même ci kuréelu diine yi situation boobu lañ fa taxawal loolu nag la ñu war a yar nit ñi ci njaboot gi ba nga xam ne dinañ génn loolu léegi bu ñu demee ci débat wu xalaat ñu yemale ko ci débat wu xalaat kenn ki génn na xalaatam ñu bàyyi nit ñi ñu jogante ci xalaat ba leeralante ci xalaat mais man parti politique xaw ma kañ la doon police man xaw ma parti politique bu transformé wul nekk police parti politique li ma xam mooy ay mécanisme démocratique la ak xalaat yu nit ñuy jongante ci biir mais ñu transformé parti politique yi ba ñu mujj nekk ay police di yooyu alors day mujj day xat bu ko defee léegi li ma bëgg wax rek mooy nit ñi nañu yaraat seen bopp ci kuréel yi ñuy bokk jël seen responsabilité xam ne ci station bu mu mën a doon ci kuréel yi kenn ku ci ne war nga ko mën a doon bu fekkee nit ñi doyloo nañ la ko pour jox la ko bu la ko nit ñu doyloo pour jox la ko mën nga ko doon li ma gis ci Sénégal yàlla def na dox na as lëf mais ñi ma gis léegi ñu nekk ci espace public bi ci réew yu bëri amatuñ fi Amérique moo ñu ëpp doole moo ñu gën a dëgër ci démocratie moo ñu gën a sax mais génération bi koy jiite ay xale lañu yoo xam ne ñun ñi sax xëy na ñoo leen mag boo demee Grande-Bretagne loolu moo fa ne boo demee Turquie bii nga xam ne dafay liggéey di dem tey suñuy moroom yi ñoo fa ne yor station yëpp di liggéey mais fii ñoo xam ne ñi dañu war a toog ñuy jël sa seen xalaat léegi ñoo mujj dem ci yoo xam ne yi mënatuñ ko ba mujj gi sax boo leen di seet da nga day ridicule parce que du warul nekk noonu. Professeur nga yaakaar ne loolu nekkul problème leadership bi ñu doon wax sànq ba léegi. bu fekkee président de la République day dem bay wax naan dinaa wàññi sa mandat sénégalais yi naan ko gëm nañ kaa gëmuñu ko président bi fi nekkoon naan maa waxoon waxet mu ne kilifa yi chaque jour ci tamit wax yi leen xeebee lañ leen gën di séntu. ci ñi nekk ci espace public bi yëpp amul kenn koo xam ne kii gëm nga ni kàddu dafa am sacralité dafa fort wax sa kàddu mu dañ dafa yomb ci sunu réew mi. dafa mujj léegi dafa mel ni loolu dafa bokk ci politique. nga wax mu dañ dafa woyof te pourtant boo demee même te ñun dañuy woote ne ñun ñëpp ñi fi ne dañuy woote ne am na diina ju ñu gëm moo xam l'islam la moo xam beneen diina christianisme la tey diina yooyu bu mu ci mën a doon dafa fonk kàddu boo gisee nag nit ñi léegi amatuñu sax kóolute di nga wax sax loo xam ne lii gëm nga ko di ci dox nit ñi duñ ci wóolu parce que dañu gis ndëbin rey seen maam plusieurs fois bu ko defee léegi ku ko waxati rek dañuy jàpp ne ndëbin nga bu ko defee ñuy dute ci li ngay wax te loolu bu amee ci réew mooy dootuñu mën a mobiliser réew mi jëme leen ci ay cause yu mag te réew tànk kilifa gi mënu leen mobiliser jëme leen ci ay cause yu mag mooy réew moomu du jëm kanam te kilifa giy mobiliser nit ñi jëme leen ci ay cause yu mag kilifa googu nit ñi dañuy gëm ne kàddoom toog na yonent bi ba muy wax
ma foofu laay jeexale son excellence ba mu ñëwee bëgg a wax ci ak Quraysh première déclaration bu mu wax bokk na ci kaddu gu mag goo xam ne gi daf ko wax mooy ar-raidu la yakzibu ahlahu mooy njiit du tromper ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw du leen wax lu amul ba mu demee ba ab jamono dafa toog laajte ndax mas naa fi wax lu dañ ñu ne ko loo wax taxaw na donc kilifteef loolu la ci même ci ceddo gi loolu moo amoon ku wax kàddu dee ci mais fii rek la ñuy wax kàddu bu subaa ñuy werante ndax dañu koy wax ak dañu koy dindi dëgg la professeur am na solo son excellence professeur wax ju am solo dane yëgul woon fu parti politique mu jëm di am police di nekk tribunal nekk tribunal léegi loolu je pense que interpellation directe la parce que dañu gis ne PDS moom dafa am commission discipline ba d'ailleurs sax jotoon na woon ñi nga xamante ni moom la ñu tuddee les frondeurs ban jàngat nga ci am non du tribunal parce que li ñuy wax rek maanaam kuréelu boo gis kuréelu ñun yu mu mënti doon organisation boo mën a gis ci àddina bi il faut mu am ay règles de fonctionnement parce que ay nit ñoo xam ne bii ku ci nekk fa nga jóge yaa ko xam ñu ñëw dajaloo seen biir bokk ñi ay gis-gis bokk fu ñu bëgg jëm mais loolu buñ ko organisé wul def ba nga xam ne bi dafa am ay sart yoo xam ne bi ku ci nekk noonu nga war a doxe day nekk désordre te xam nga ni désordre ku ci bëgg liggéey doo dem fu sore tey bu ñu yeewoo ci benn par exemple parti politique ak nu mu mënti doon wala muy gouvernement sax bu président bi waxee fii kii ministère yi jaar fale xam nga kon dëkk bi du mën a dox parti politique loolu lay dox aussi charte yi moo di règle boo xam ne bii képp ñu nekk ci biir war nañ ko mën a respecter pour respecter ñi nga xam ne bii mooy kàddu ñu nekk ci biir pour mën a permettre une expression démocratique pour nit ñëpp ñi nekk ci biir mën a liggéey ci ay harmonie loolu nag il faut que mu am maanaam règlement intérieur boo xam ni moo ni dans telle condition nii la ñu war doxale telle condition nii la ñu doxale mais bu fekkee su dañu bàyyi ku nekk nga def loolu neex dana dem ba mu nekk désordre boo xam ne bii xëy na li ñu bëggoon duñ fa mën a egg moo tax mu am foog mu am ay règles de discipline classe boo fa nekkee boo nekkee nit ñi bëgg a jàng yow ngay nekk di yuuxu wala ngay fo il faut ñu punir la wax la ne la ah dama toog fale loolu du pour maanaam sonal laa yooyu mais pour wane ne rek boo nekkee ci groupe il faut nga accepter règle de fonctionnement groupe bi boo ko bëggul am nga droit génn ci tamit parce que moom lay américains yi di wax ustaas wax ne léegi démocratie américaine free entry free exit parti bi yaa ci duggal sa bopp parce que da nga nangu sàtt yi ñu koy doxale wala bu góotoo nangu sàtt yooyu nga génn ci sa bopp waaye yow suba ni nga xam ne ñëpp dañ koy liggéey yow kenn wala groupe bu nit ñoo yow suba yàqu loolu yëpp loolu tam problème lay doon parce que loo gis ci àddina rek il faut mu am ay règles disciplinaires tribunal boobu ngeen wax du tribunal boobu commission de discipline la moo di sart yi nga xam ne bii moom la parti bi tëral pour ñu dox ci kis ku dem ba jéggi ko pour yàq image yu parti bi ñu mën la delloo ci maanaam ci le droit chemin waxuñu ni nag am le droit exprimé wu parce que ñii ñuy wax naan tey ñoom ñooy def xaw ma fond wala leneen mais bi ñu ñëwee seen mémorandum boobu ñu présenté woon bi ko Ablaye Wade lire mais dafa nit ñi ils ont raison mais ban problème moo ci am parce que li ñuy wax dañ ko war a def renouvellement par instance su parti bi li nga xam ni wax nañ ko aussi dañu war a dem congrès mais dañ ko war a def mais lépp loo xam ne bii dañ ko war a def ci loolu il faut ñu concerté wu ci biir mais ñoom li ñu leen reproché mooy ñu dem wax affaire mi ngi mel ne problème am ci biir kër rek au lieu que nga ñëw toog ak biir kër gi wala kilifa yi leen woon ngeen toog waxtaan ci pour jéem ko régler nga dem ca marché ba taxaw di fa wax borom kër gi xam nga ko yaa indi problème. mais ñoom tamit dañoo dégager ay arguments yu taxaw ne ñoom dañoo président Abdoulaye Wade moo defoon benn déclaration le 31 décembre ne. le 8 octobre lañu def congrès pour fal secrétaire defaraat parti bi. waaw ñu dem ba ci loolu président defati congrès day bàyyi gunge parti bi ba 2017 après élection yi. waaw mais kooku militant yi ñoo ko tànn mais loolu bu amee sax yow d'accord ci mais ñu wax ko ci biir parti bi parce que parti bi am na ay instance yoo xam ne bii war nga fa mën a waxtaan mais ñoom dañu dem ci biti def seen déclaration def mémorandum déjà loo xam ne bii règlement parti bi intérieur mais keroog bi ñu ñëwee toog Abdoulaye Wade man maa ngi foon toog Abdoulaye Wade ñu leen wax ni leen waa yéen man li ngeen wax contre ma ko mais ñëw leen ñu waxtaan suñu biir bu ngeen demee ba d'accord leen ci nag xëy na bu leen neexee ngeen génn dem ci biti mais bu leen dem jiggaane suñu problème ci biti ba noppi ñëw taxaw bëgguma forcer laa ma def mémorandum ni ma par force nga def lii pour expliquer la rek ni mu demee mooy société bu mu mënti doon ak kuréel bu mu mënti doon bu amul ay règles de fonctionnement ñëpp accepté respecté ko mais il faut que désordre mooy semé mais pour dire ci li ñu waxoon ñi ngi wax ay États-Unis mais États-Unis tey boo gisee mais politique bi xaalis moo koy doxal États-Unis bu amul xaalis doo fa nekk président de la République
loo mënti am xam-xam loo mënti am jàng xoolal rek États-Unis ñu fay succédé wu. pourtant au moment dañoo cotiser pour fay la campagne électorale. parce que dafa def ce qu'on appelle les fundraising mooy collecter xaalis boobu boo collecté du ko am te ñi ngay collecter xaalis bi dañ lay poser ay conditions c'est-à-dire ñoom ay lobby la yoo xam ne bi dañ la wax ne la ñun dañ lay financer mais ëllëg contrat yi pétrole yi wala contrat yi am fale dañ ñu koy jox. loolu mooy fonctionnement démocratie xam nga loolu aussi day dévoyer démocratie parce que amatul libre expression xaalis mooy jiital lépp mais pour dellu si rek ci ay Sénégal bon ñi ngi dox di dem waaw démocratie bi c'est pas parfait c'est une œuvre humaine œuvre yàlla rek moo parfaite loolu ñu wax nii problème bi tey la preuve bi ñu demee ba ci biir am na ay kuréel yu jóg daal di wax ni ñoom dañu bëgg def vraiment médiation ba loolu nga xam ne moom nga wax tribunal tout le tribunal c'est une simple instance parce que dafa am ay attitudes yu amoon am ay déclarations yu am wax ji bare càmbar ji bare. waaw ci wax jooju bi wax ni comme loolu wax ji bare na ñu jël benn kuréel boo xam ne ñi fi nit ñi déclaration ak yëpp nañ ko saytu xool nu mu demee. waaw ci wax jooju c'est simplement une enquête une instance d'enquête. bu instance enquête bi amee ba pare ñu déglu ñëpp. xam ñëpp ku ci nekk li tax nga def li wala lu tax nga accusé même ñi accusé Modou Diagne Fada dañ leen di woo ñu ñëw toog. yow li nga wax Modou Diagne Fada lu tax nga wax ka ak foo ko lool ak foo ko teg ñun ñu déglu leen bu ñu paree après ñu dem rendre compte ni kii li mu wax nii li dëgg la wala li mu wax nii du dëgg parce que ñun tam suñu travail bàmmeel la ñu am man de man loolu laa xalaat te noonu lay liggéey. bu ngeen demee ba yëg ni kii wax fu Modou Diagne Fada la mu wax tuumaale ci moom. est-ce que bien sûr mais ay jullit lañu te ci tam koor la ñu nekk man personnellement du ma dem di nekk le bras séculier pour régler des comptes à qui que ce soit bu ma dégloo li ma déglu laay wax li ma xam laay wax tu vois Modou Diagne Fada sama rakk la sama xarit la ñeneen ñi si nekk sama rakk la sama xarit xëy na li ma defal Modou Diagne Fada dafa ma ko ñoom parce que bi ma ñëw ci parti bi fa laa ko fekk mu nekk xale bu tuuti donc tamit am na gëm-gëm ak pas-pas ci parti bi mais àddina boo doxal ak ay mbooloo di nga dem ba si yàgg ñun ñëpp a jub yàlla rek moo dul jub waaw boo demee ba ci kéebu nag mais loolu yëpp comme tënk nañ ko privilégié le dialogue am na kuréel boo xam ne jóg na mi ngi def médiation ba arrêté nañu sax procédure boobu wax nañ ko tey ci tey rajo yeeg télévision bi pour waxtaan suñu biir li nga xam ne bii dañ ko doon maanaam jéem a régler ci mbedd mi ñu ñëw régler ko suñu biir pour jàmm dellu si ñu bokk objectif bokk liggéey PDS nekk benn ci gannaaw Ablaye Wade ba yàlla di fi moom sax xam na ko parce que maanaam loo gis dundu boobu gis day jeex waaw nguuru yàlla rek warul jeex ñëpp xam nañ ko la preuve ñu ngi ni en 2000 ñu ngi woon ci pouvoir bi tey 2012 ñu ngi ci ñu à l'extérieur kii fi nekk tam même chose rek bés bu yàlla tuddee daf fi jóge na yàlla def rek ba képp ku fi jógee ku fi ñëw rek na ci àdduna bi te nekk njëriñu askan wi c'est tout dëgg la son excellence donc foofu la ñu tëjee point boobu dugg ci deuxième point bi professeur jamono ñu toll dañoo gis jafe-jafe yi nga xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy dund coupure courant yi coupure ndox mi jaxasoo gi ku ne di wax fii opposition bi di wax pouvoir bi di wax xamuñu fan la ndax jotul ñu def li ñuy wax états généraux boole ci opposition yi boroom xam-xam yi nitu diine yëpp toog waxtaane li nga xamante ne mooy jafe-jafe réew mi ndax population bi sonn nañu dañ noonu nañ fi jëlee nguur gi fi nekk buñ ko fi jëlee courant dootul coupé ndox dootul coupé ñu jël leen fi ñëw te teewul ndox maa ngi coupé courant baa ngi coupé lan mooy mbir mi bon xëy na bu nekkee waa réew mi ñu woote états généraux mais man jàpp ma ne réew mi laaj na ko ndax defoon nañ ko fi ci njàngale mi am na ñu ko fi defoon ab groupe ci assises yi am na fi aussi ñoo xam ne ñu ngi koy def ci ay kuréel donc yoon yi nga xam ne mooy xàll yu mag yi war a tax réew yu jëm ci kanam yoon yooyu nit ñi xam nañu ko am na ay sénégalais yu ko xam li des mooy nan la ñuy fexe ba am classe politique boo xam ne bi am na mat gu toll ni mu xam lan mooy mission par rapport ak réew mi ndax mission mooy mu def politique ab tool boo xam ne bii benn kuréel bu néew daf ciy jariñoo wala mission mooy mu fekkër ci réew mi ci benn situation yóbbu ko ci beneen situation réew luxus du ko doxal ab liggéey moo koy doxal liggéey boo xam ne bii mooy amal valeur ajoutée boo xam ne bii mooy créer richesse richesse boobu bu ñu ko créer ci la ñuy soxaliku ndànk-ndànk di soxaliku ndànk-ndànk jële fi diwu tey taxul courant bi dox boo fi jële woon ki fi ne nii tam keneen nga andi ko ci même situation bi mais même effet lay doon donc nan la ñuy fexee ba am classe politique boo xam ne bii dinañu gëm valeur u liggéey
gëm éthique li ama xas néew ci réew mi ci richesse ñu distribution bu correct toujours dama koy wax ñu tëj bunt yi nit ñi amee yëpp yu dul buntu liggéey bu ko defee ñiy am ñooy ñiy liggéey bu ko defee ñiy liggéey dinañu sawar a liggéey mais fi mu ne nii bunte yi nit ñuy soxalikoo ñaari bunte wala ñett bokk nañ ci gën a mag bunte yi nit ñuy soxalikoo bokk na ci buntu politique am na ñoo xam ne ñi seen liggéey mooy xëy di politique donc ñooñu duñu bàyyi politique bu ñu falee président bi ba mu toog ñu xëyaat tàmbaliwaat nekkaat ci leneen pour nekkaat ci beneen situation donc ñu jëkk juróom-ñaari at yoo xam ne ci loolu rek la ñuy ne loolu amul ci benn réew moo xam ne mii réew muy liggéey la beneen bi ñuy suqaliku mooy ñi nga xam ne mooy ñu may tuddee ñi nga xam ne dañuy combine ay combinaison la ñuy def pour am doo mën a xam exactement lan la ñu yokk ci réew mi comme valeur ajoutée te ñuy xëy di am beneen bi nag mooy secteur bi nga xam ne xëy na yàllaa leen ko may nit ñi du ci soxali ko ñu leen di jox te duñu liggéey loolu yooyu mënul am ci réew moomu mën a jëm kanam donc il faut ñu dellu si ci fondamentaux yi nga xam ne ci lañu réew yu jëmee kanam laajul état généraux parce que waxaat lay doon volonté politique boo xam ne bii day am njiit mu ko exprimer ñu yóbbu ci nit ñi yépp yi nga xam ne mooy yi tax nit ñi duñu liggéey ñu def courant bi ba ñu ko dalee wax ba léegi est-ce que def nañu audit boo xam ne bii bu jaar yoon la ci Senelec ak ni muy doxe ba gis góom bi fan la toll li ñu ci investir ci xaalis est-ce que réellement dafa dem ci li ko tax a jóg ci produire énergie wala déet wala dafa demaat ci yeneen circuit parallèle yoo xam ne day delluwaat ci njëriñu nit bu ko defee ñu xam loolu xam fi ñu toll ci situation nangam jóge fa dem si ñu ngi wax ne dañuy wàññi jafe-jafe yi ak njëg yeeg yooyu mais njëg yi kenn mënu ko wàññi ku ko liggéeyul mënuloo ko wàññi parce que mënuloo loo xam ne lii bayuloo ko liggéeyuloo ko nga xëy wàññi ko yow lan nga mën a def mooy fexe nit ñi seen man-man yokku njëg du cher mais nit ñi na seen man-man yokku bu seen man-man yokkoo loo leen jox ñu jënd ko mais boo ko wàññee aussi ba mu yegg ci suuf su seen man-man jënd ko day seet ci ñoom am na ñoo xam ne ñu amuñu lu ñu jënd li gën a yomb donc loolu mooy li ma jàpp mooy classe politique bi ñoom lañu war a xoolaat ñu bàyyi tuuti ñoom politiciens yi nga xam ne professionnel lañu ñu toog tuuti ñu tey la réew mi ñoo xam ne ñii mën nañ ko soqali bu ñu ko soqalee ba pare ba teg ko ci yoon ñoom ñu delloo si continuer seen liggéey loolu nag mën nga wax ne ay gént la ak yooyu mais jàpp naa ne loolu tànk defuñ ko ñu bàyyi ñiy def politique fii ñuy lëmbe ci réew mi nii loo fi dajale ci waxtam ñu créé waat les mêmes situations ak même blocage yi bu ko defee réew mi du dem fenn. coupure ndox coupure courant situation bu ñu fekkoon la war kaa régler wala tële la ma lay xamal la ndox yokkaan na. waaw mais li oustaz wax dëgg la xam nga lépp ci dëgg la war sës malheureusement suñu homme politique yi en général bu ñuy def campagne pour jot nguur gi li leen gën a soxal mooy jot nguur gi pas pour faj li nga xam ne bii moo tax Sénégal yi di leen dékk nguur gi parce que def diagnostic wu Sénégal jafewul de Sénégal def diagnostic am jafewul xam nañu secteur d'activité yi nga xam ne bii mooy les secteurs qui sont porteurs ak secteurs yoo xam ne tey bu ñu ko soxalee maanaam mën na indi njariñ créer situation boobu lañu xam bu ñuy wax ni un développement endogène à l'intérieur du pays muy l'agriculture muy la pêche économie bi ñuy wax au lieu que ñu privilégier les grandes entreprises yi nga xam ne bii souvent dañuy tomber en faillite bu ñu promouvoir les petites et moyennes entreprises yi nga xam ne ñoo nekk fii te Sénégal man xoolal tey rek coupure courant yi ngay wax ni buñ ko courant bi bu coupé li muy yàq te mënuñu ko xayma kenn xamul lu mu toll. mooy la situation situation boo xam ne ci ay vulgarisateur ci ay menuisier ci ay ouvrier yoo xam ne dañuy liggéey am seen entreprise bopp di dundal seen njaboot di ci tëdd mais loolu yëpp daf leen koy xañ pour te dire que ni def diagnostic réew mi yomb na mais digle bi loo xam ne mënoo ko def loolu mooy indi problème parce que bu ñu bëggee pouvoir bi lu nekk daañu ko digle danaa def lii ëllëg dinaa courant bi bu ma ñëwee courant dootul coupé bu ma ndox mi dootul ñàkk prix yi dana wàññeeku mais boo demee ba ci biir comme ni ñu koy constaté tey
loolu ñu digle woon yëpp kenn gisu ci dara. loolu mooy problème bi ndox mi coupé du yoon ndox mi ñuy yokk du yoon parce que ndox du marchandise ndox denrée la boo xam ne dañ ko mettre à la portée de toute personne humaine ndox denrée yàlla la moo koy wàcce ci suuf def ko ci suuf pour nit ñi di ci dund. donc boo koy exploité waxuma ne warloo ci tirer parce que exploitation boo gis am na coût mais coût bi boo ko ci tirer war nga def ba nga xam ne bii dana yomb pour nit ñi d'abord mën ci am accès mais en plus que njëg li nga xam ni war nañ ko mën a fay pour ay fay entretien machine yooyu nga xam ni moo ko indi ba sa biir kër wala ba sa biir ville mu nekk loo xam ne bii lu woyof la donc képp fépp fu ñu waxee yokk ndox wala yokk courant loolu nit ñi mënuñu ko nangu Macky Sall ci boppam président de la République wax na ko bërki dem à Pretoria bi mu demee nee na population yi mënul ñàkk ñu génn ci mbedd mi ndax courant bi dafa cher ndox mi dafa cher parce que xam na loolu nag bu amee dañu war a trouver ay matukaay yoo xam ne bii ñun am nañu ay ressources au niveau de la nappe phréatique am nañu ay ressources au niveau de la mer am na ay techniques yoo xam ne bii de traitement de l'eau salée yoo xam ne mën na indi ndox mi mais loolu yëpp dañ ci def mais boo xoolee fii tey li fi xew dem na ba tey bu courant coupé sa ndox mi dootul ñëw dépendance boobu am ci deux secteurs qui sont des secteurs énergétiques stratégiques nga xam ni ku ko contrôler normalement kooku Sénégal moo ko waroon contrôler ku ko contrôler nga dëkk bi yëpp. mais Sénégal commencé wul 2012. lan Sénégal commencé wul 2012 yéen a fi nekkoon. oui mais loolu li ma lay wax waxuma la man pour parti politique dañu nekk ci discussion boo xam ne discussion générale la donc man je donne une opinion sur ce qui s'est passé. régime yi fi jaar yëpp wax nañ ci courant bi ak du temps de Diouf ak du Pape la gënoon a metti mu ñëw ba ci ñun commencé woon nañ ci trouver début solution ba bu ñu fi jógee maanaam coupure amatoo d'ailleurs centrale yi ngeen gis tey ñu ko inauguré yëpp ñun ñoo ko fi bàyyi woon te ñu ngi nii di ko inauguré donc amoon na effort yu ñu ci defoon effort yooyu boo ñëwee nag d'ailleurs ñoom boo leen ko waxee c'est une continuité de l'État d'accord il y a le système de la succession d'État mais bu ñëwee nga digle dafay fekk ni yow avant nga ñëw étudier nga li nga xam ne bii boo ñëwee di ci def ci mën-mën ak koom-koom ak xaalis pour situation bi mën a nekk à la normale mais boo doogee 3 ans 4 ans nit ñi li ñu daan vivre ñu vivre pire il faut que les gens se posent des questions et ce ne sont pas les partis politiques c'est la société civile ak population yi tey ñoo yokku ci mbedd mi loolu mooy problème bi. professeur. bu ñu déggee li son excellence wax. jamono yi ñu fi génn ak yi ñu fi génn. courant day coupé. nit ñi wàcc. jooy ko. ndox coupé. nit ñi wàcc marche. mais jamono yi. gis nañu loo xamante ni dafa soxal ba tey li nga xamante ni mooy yàqu-yàqu yi. mu jëm ci wàllu li fi xew fan yi passé ay xale yu jigéen yu tëju. def naka su dul ak góor. ñu jàpp leen kenn déggul benn imam wax ji te ba tey ñu ngi ci li nga xamante ni mooy responsabilité leadership ki jiite ni mu jiite li mu yor nu mu ko yoree ban jàngat nga ci am. waaw jàpp naa ne imam yi xam nga dafa bari ci ay place yu ñuy waxe xëy na mën na am. c'est-à-dire boobu pour wax sama question wàcc nañ fi marche. pour courant wàcc nañ fi marche pour ndox donte ndox yi nga continué di coupé courant yi nga continué di coupé. mais dafa am lu gën a sori loolu. te ba léegi gis ñu seen taxawaay. donte nag am na ñuy wax ci ja loolu ñu ne ci jàkk yeeg bàyyi waxale wu ma leen mais li taxawaay beneen taxawaay bi. waaw bu fekkee ne yow imaamu Géejawaay yi nga jublu. yi nga xam ne ñoo génne woon def benn marche ci affaire ndox mi. ñooñu ba léegi position bi ñu amoon sur le plan social. nga xam ne mooy di déglu seen askan. la ñuy wax ñu nekk ay relais di leen organiser. ñoo ngi ci situation boobu ba léegi. question bi nga xam ne moo xew defe naa ne njaareem la xaw ma fan. question la boo xam ne bii xëy na apprécié wuñu ko ba yëg ni am na ampleur boo xam ne bii war na xam nga yi fiy xew ci réew mi yëpp boo bëggee def tàng bu dara xewee nga génne mais ci mbedd mi ngay dëkk. dafa am ay instruments yoo xam ne mooy sa jumtuwaayu liggéey. yoo xam ne yi moo lay permettre nga yegg ci askan wi mais instruments yooyu moom ngay utiliser. wóor na ma ne ajjuma ji suba ji nii malgré que ñu ngi dugg ci koor bi di nga gis ñu baree bari ci imam yi loolu dana nekk ci seen dina nekk ci li ñuy wax parce que gis nañ ne population yi la ñu war a waxal léegi nag bu laajee loo xam ne lii dafa laaj ñu wan ne autorité bi war nga am taxawaay yoo war a jël foofu la ñuy utiliser l'espace public
ngir wane ne autorité yi alerte la rek du loo xam ne ñoom sax seen liggéey la dañ ci dëkk dañu gisoon ne am na ñu war a taxawee loolu taxawuñu ko ñu taxawee ko benn yoon après delluwaat ci seen i liggéey yi nga xam ne mooy liggéey yi ñu daan liggéey mais ñoom du ñu ay imaam yi mbedd mi du seen espace seen i jàkkeeg seen i jàngoog seen daayira yeeg seen njaboot yi ñuy yar foofu la ñuy véhiculer seen message ngir mu yàgg ci njaboot bi de temps en temps nag réew mi toll foo xam ne fii dana laaj ñu am taxawaay boo xam ne mais kooku ci ay questions yoo xam ne yi yu global question bi nga xam ne mooy bi posé wu question njaboot gi la nan la ñuy def ba dellu si waat parents yi ñu am responsabilité bu doy kenn ku ci ne li nga fi andi nga xam ne yaay responsable bi nga téyal ko sa bopp taxawu ko ba nga xam ne du dugg ci jiraawal donc pour ma conclure mooy imam yi ñu ngi ci seen mission toujours jamono bu ñu apprécier ne réew mi laaj na ñu envahir l'espace public jàpp naa ne tey lañ ko gën a mën mais am na yoo xam ne yi yàggagul foofu même bu fekkee am na ñoo xam ne ñi wax nañ ne réew maa ngi ci danger mais yëguma ko man kenn ku ne yaa ngi dem di doxi sa soxla di faj li ngay faj même bu fekkee ne est-ce que loolu du jublu ci alerte mën na nekk alerte mais mën na nekk aussi un mot de trop ab régime mën na nekk en danger mais réew mën na bañ a nekk en danger parce que réew nekk danger beneen affaire la ak régime nekk en danger kooku beneen affaire la bu bokkul et puis danger ni ñu koy apprécier man par rapport ak CNRC Sadbou ak keneen mun na bañ a nekk. waxtu yi moo ñu def balaa muy ñëw ci son excellence moo tax ma dugaloon question boobu. te mënuñu wax ba jeexal nag te duñu wax ci koor gi. bëggoon naa sànni kàddu tuuti ci. maa ngi ñëw ci yow. maa ngi ñëw di nga am deux comme moom rek damay bañ ñëwaat ci moom. ñu ngi may def si. koor gi. waaw koor gi day. waxtu la woo xam ne yàlla ko baaxee xeet wi. mooy yàlla moo bëgg xeet wi màng ci yiw loo xam ne lii jëfam mayu ko. dundam aussi du ko may. mu jox ko weer boo xam ne daanaka benn bés am na ci boo xam ne bii toll na ci dund. weer woo xam ne aussi li nga fi def ci fukki weer yeeg benn weer wi am nga ci possibilité raxasu ci. wa ramadaan ila ramadan kafaratun lima baynahunna in tunibatil kabair nee na ramadan ak ramadan day raxas xeet mais possibilité aussi pour say faiblesse nga xam ko téye ko faj ko parce que lépp loo xam ne lii def nga ko weer génn ci mën nga ko def giru dund te ramadan daf lay may nga def yu baax yi ci weer yi nga xam ne mooy faiblesse yi nga moytu ko bu ko defee boo ci génn nga ànd ak doole joo xam ne ji dana la may ngay dund ci ak mbaax rek. mu mel ne faiblesse bi mu war a moytu mooy woorandoo ñaari koor ci at bu ne Sénégal di ko dox at bu ne yéen kilifa diine yi wala kilifa diine yi lan moo ci seen responsabilité. li gën grave mooy adduna bi yëpp dafa woor Sénégal rek woorul loolu jullit ñi war nañ ci bàyyi xel adduna bi yëpp adduna jullit yi le monde musulman woor nañ tey. Sénégal ñoom ñoo différé na suba la ñuy woor benn weer moo am ci àdduna bi ça c'est scientifique Sénégal moomuñu diine ji moomuñu asamaan ji moomuñu weer wi dafa am ci ay normes scientifiques yu muy dox scientifique yi xam ko ñëpp xam nañ ne weer wi génn na donc ñu toog ñun ci Sénégal jël suñu décision bopp ci kuréel boo xam ne bii à peu près kenn mënul wax légitimité am lan la mu dugal nit ñi ci guuta goo xam ne gi mooy toog nañu ci lu wér bés boo xam ne bii dafa bokk ci koor waruñ ko loolu jullit ñu war nañu jël conscience ci loolu xoolaat seen mbiru dina nañu ko jëlee en charge bu doon leneen loo xam ne lii am dimension bi Ramadan am ci dund jullit bon ñëpp mobiliser wu faj loolu mais ñëpp ñu ngi toog donc fayit la boo xam ne bii képp koo xam ne kii am nga cër ci diine fayit boobu dal na ci sa kaw. waaw man dama bëgg wax tuuti rek ci affaire li mu wax léegi ci imam yi wax dëgg yàlla ñi ngi def seen liggéey xëy na peut-être li ñu waxoon mooy jamono bi fii ndox mi manqué yëf yi tartal moom ay imam yi génn di manifester ci mbedd mooy moom xëy na dañu sentiroon jafe-jafe population ñu bëgg leen accompagner waaye imam Sénégal en général ñi ngi def seen liggéey problème yi ngeen wax affaire loolu ñu doon wax bombaas yi xewoon Diourbel ak yooyu loolu dafa nekk maanaam loo xam ne bii
du responsabilité imam yi am nañ ci responsabilité bu mag parce que ñooy kilifa diine yi muy imam yeeg ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci këru catholique yi ku am nañ ci responsabilité na parce que ñooy suñu guide religieux mais responsabilité état bi la responsabilité père de famille yi la surtout au niveau des familles et de l'école parce que foofu la yëpp tey fii boo ko xoolee ba xool l'éducation des enfants avec nouvelle technologie yi nga xam ne am na dafa presque échappé aux parents parce que day gis xale bu tuuti bu am 3 ans mën dugal la ci internet def ci lu ko neex gis ci lu ko neex loo xam ne yow doo xalaat sax yow miy papaam ni loolu mën na ko gis ëllëg bu génnee ci mbedd mi di am ak comportement yu la jaaxal c'est que contrôle bi ñu war a contrôler au niveau des familles de l'école et d'autres accès yi ñu am ci moyens de communication yi kenn du ko contrôler te loolu danger la pour machine di wax nag ni bon léegi koor gi wax dëgg yàlla man de loolu dama ko mos a naqarlu Sénégal ñaari koor ñetti korité benn tabaski ñaari tabaski te ñun dañuy revendiquer toujours nekk ci parmi les pays musulmans yi nga xam ne bii maanaam moom la ñu gën a naw ci àddina bi parce que dañ leen naw Sénégal dañu xam seen religion di ko pratiquer mais pourquoi situation boobu mënuñ ko régler loolu man nekk na loo xam ne lu ma jaaxal la parce que boo xoolee ci àddina bi yëpp yaakaar ne pays yi fay am ñaari korité ak ñaari tabaski buñ ko seetee ba seet Sénégal rek la mën a doon te ñu nekk un pays boo xam dañ ko naw au plan religieux loolu nag kilifay diine yi war nañ ci toog waxtaan ndax dafay tey xelu ñi nga xam ne bii ñoo nekk seen gannaaw gëm yàlla ñu war leen guider sur le bon chemin loolu mu nekk lu ñu war a seet lu sérieux pour bu ñu commencé ko ñu commencé ko loolu ñun ñëpp bu ñu ko eggal ñu ne mu nekk l'union des cœurs l'union des esprits et l'union de la foi man noonu laa ko gisee. jërëjëf Habib. waaw jërëjëf Oustaz ñu jaajëfal suñu ñaari invité yi nga xam ne point yi ñu fii waxoon nañ ko waxtaan nañ ko ci lu gën a ko suñu jot nañ jaajëfal di nangu nag Sénégal lu wàllum leadership Oustaz problème la fii mu gisee suñu yoon yu mag yi nekk Sénégal yëpp daanaka tuddee ko kenn si réew mi ay daanaka tubaab bi lañ leen tuddee voilà. loolu muy changé. dana changé incha allah mais dana mi ngi changé kon dana changé incha allah jërëjëf Oustaz. jërëjëf Habib jërëjëf professeur Pape Makhtar Kébé jërëjëf son excellence kontaan nañu ndax li ñu soxla partager ay xalaat ku xool tey jotaay bi xam na invité yi fi ñëw seen xool tàngul tabaarakallah te génne nañu ay njëriñ population bi jëruñu si ñëpp kontaan kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla Sénégal yàlla fi jàmm sax. amiin yàlla nañu tënku ci li nga xamante ni mooy buumuk yàlla gi ñu ñëpp nekk benn te wuuteeg di suñu njëriñ benn weer moo am benn penk moo am benn fatiha moo am ñun ñëpp nañu tënku xam ni benn yàlla moo am comme ni ko Oustaz Pape Makhtar Kébé waxee àdduna yëpp waroon nañ cee bokk ñàkk cee bokk nag lu ñuy xoolaat lu ñuy waxtaane la ñu ma baaxoo di ko def Hadji Malick Sy Maodo suñu kilifa ñu ngi koy ziar bu baax tabarakallah ak yaay Safi ñoom Pape Abdou Habib Ba Mbaye ñoom ñëpp tabaar suñu Babacar ak ki nga xamante ni mooy Hadji Moussa Ba ak soxna Aïda Sow tabarakallah ñoom nag tax ma tudd leen Daaru Arqam seen émission la dañ koy seetaan guddi àjjuma yu jot ki ne woon ci caméra bi Eumma Fall Papa Kara ci régie bi Alsane hada billahi tawfiq wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. tawfiq jazakallahu khairan bi tawfiq ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا